jàngeen jëf candi bi ak ñëw ci seen télévision ITV xabaaru marax yi la gën a fees bokk na ca ni Covid-19 di lëmbee Sénégal variant bi ñuy wooyee delta Covid bi saamandaay kàkkatar di soppi saa su ne delta bi fi mu toll nii tembe li mu def ci ay njombe ci Sénégal mi ngi bëgg a jéggi dayo bom ministre bi ñu dénk Pajok Fagu woote ci ak ëngëmloo Abdoulaye Diouf Sarr doon def nattukaay beeg tolluwaay bi di xam leen ni jot na Sénégal yi gën a fagaru ci wàllu googeem dem na ba naan sax ndax duñu tabaski suñu ay biiri kër ngir bañ a yokk lawtanu Covid dañu ci ñëw tam ci biir xabaar yi dama gën a yaatoo na ci bokk itam lu jëm ci mbirum Ousmane Tanor Dieng ñaari at ci tey jii ba mu génnee àdduna léegi jege ñaale xarit dëkkandoo fàttaliku jëmm ji njaboot ci wàllum politique ba ci wàccem kaamil ca jumaawu Mermoz dañu ci ñëw ànd ca gëstu Abdourahmane dañ ci bokk tabaski fi mu toll nii tembe xar yi ñu sant Fall ak Diagne di ko xaar ci biir réew mi Ndakaaru li fi ñëw naam sakkanagun as lëf xel mën naa dal ndax lan doon séent lu néew lu mat 200 junni ci ay xar ñi ngi fendi daan ci ànd ak gëstu ay satu ci biir xabaar yi tam dañ ci bokk tabaski gi sax ñenn ci ay doomi réewum Sénégal nekkoon bitim réew bëgg ñëw Sénégal ak seen njaboot mën a feeti tabaski gi waaye taga témbe moo leen jàpp ca frontière Maroc da leen fàttali ne ñu amuñu këyit wu tax ñu gën réew ma seen kàddu jip yuuxu ndimba ci kilifay Sénégal daañu dégg ñenn ci ñoom ni ki ñu song faram fàcce gi. ñu gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci seen télévision ITV xabaaru marax yi ci yaatal ñu koy tàmbalee ci tolluwaay mbas mi ci biir Sénégal kaay yi di gën a yokku jàpp leen ko lu mu néew am nanu juróom-benn téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ak ñeent yu yees amee feebar bi lu mel tax na Abdoulaye Diouf Sarr ministre bi ñu dénk Pajok Fegu ministre de la santé yëkkati kàddoom ndajeem ëngëmloo mu woote woon tey jii doon def natt beeg tolluwaay bi ak ñaaxas ko Sénégal mu ni fi mu toll ni nag ku ne jël say matokaay ñun askanu Sénégal ba ci sax tabaski suñu mbir kër su ma nee nekk mooy li gën di wattandiku li nga xam mooy ay déplacement ndax jàpp na ni nekkul lu gën ci biir réew mi ndax mbas mi toll moom ministre Abdoulaye Diouf Sarr dénk na kàddu ma faal faal la lépp luy dépistage ku yëg dara rek nga gaaw pour que ñu mën a xool li ngay yëg lan la dañu jëm ci feetu tabaski ñu mën a taxaw pour que lépp loo xamante ne rek war nañ ko def pour population yi jëm ci fête boobu ñu bañ a topp fête bi ba di lawal donc feebar bi loolu nag liñ ci gën a demandé mooy ku nekk fa nga dëkk nga taxaw ba féete foofu tabaski parce que boo déplacé rek mën naa am risque lawal feebar bi un peu partout ci Sénégal loolu recommandation bu am solo la mooy que ne population yi ñu ngi leen di ñaan ñu éviter bépp déplacement ci pendant période tabaski mi ngi demandé ñu respecter mesures barrières yëpp mesures barrières yi nag sénégalais yi xam nañ ko bu su njëkk mooy bañ a tàggoog masque bi loolu am na solo lool ñuy raxas suñu loxo ñuy taxawee lépp pour dandante ci loolu sax lépp luy regroupement luy dajale ay nit luy dajale ay mbooloo ñu demandé ñu bàyyi ko ñu farlu bu baax ci vaccination fii ak fin du mois de juillet danañ jot lu dem ba 500 000 doses de vaccin bépp entreprise muy administration publique wala entreprise privée boo xamante ne mën nga def télétravail mooy wàññi rassemblement ci biir entreprise bi ñu lay ñaan nga def ko bu fekkente ne lu yàq sa production daal. ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr di kàddu tey jii xibaar dañ ci mën a jàpp sax muy information phare bi mooy juróomi téeméeri junni ci ay doses vaccin ñàkk yi kon dina ñëw ci réew mi bépp entreprise publique bokk ci état wala privé bi nekk nit ñi mën nañoo fexe bindu ci ñàkk yooyu lim ngir mën a aar suñuy ñooñ lu ni mel bokk na ci xibaar ministre bi toj faram fàcc koy itam ci fàttali wax naa ko sànq mbas mi juróom-benni téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti nit ñoo am tey feebar bi lu néew am na ca téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ñu weex ba dellu seen ay mbokkum am na juróom benn
ñu yees ñu génn àdduna juróom-benn yi faatu am na ñaar fukk ak ñett nit yu nekk sonn ba nekk Sowétas dañ topp incha allah moom mbir ca na mu gën a yaatoo waaye itam fàttaliwaat ni variant delta bi moo ëpp lu mu def ay jombe ndax te boo jël fanweer ba variant delta bi lay laal ñoom mbirum Covid-19 googule. lu jëm ci beneen xabaar ba tey soxal li nga xam moo di tabaski ñu ngi koy wàcc jamono ji tembe wàccaay gu am solo google wàccaay sax tax na ba li nga xam si mooy mbas mi ak lu jëm ci oto yeeg tukki gi war a dem ci réew taax ñi war a jóge réew taax dem seen ay dëkk lu di mel dugg ci oto yi mënta ñàkk bu xante yi ak bokk-lanto yi ndax kon danay yomb ñu mën a sàmm li duppee ay mesures barrières daal di wattandikook ñoom seen lu di mel soxna Ami Diouf def na ci ab gëstu reportage. ñu ngi fii ci terminus su Dakar Dem Dikk bu Liberté 5 ñii di tukki rang ngir jënd seeni ticket donte mbasum coronavirus mi ngi gën a law ci biir Ndakaaru terewul yi les voyageurs ñu ngi dagg seen ticket ngir mën a tabaske ci seeni dëkk ñu fekk fi ndaw si moom li mu tiit mooy mesures yi ñenn ñi ñàkk respecté ci diwaan bi te mu nar a dem fekk ji ay waajuram. instant bi nit yi respecté tuñ mesure barrières yi ku nekk yaay xool ba xam soit bu la neexee nga jël ko su la neexee doo ko jël déjà démb maa ngi ñëw fii di jël ticket y avait beaucoup de monde nit ñi bëri woon nañ fii respecté wuñ mesures yi da nga gis ñoo xamante ni takk ñu masque ñi takk nañ masque te xamoo kan moo nekk porteur virus bi wala dara du coup sa xel du dal parce que yaa ngi dox mais à tout moment virus bi mën na la dal soo fekkee da ngaa yore ay parents yoo xamante ni dañu nekk mag soo demee mën nga leen transmettre virus bi. mu xam ni wàllaate nouveau variant bi di delta gaawee xale bu góor bi xalaatam yëpp nekk ci ñi mu war a fekki li ni mel tax mu fàggoo ak digle yi. waaye ñoo ngi respecté affaire yi parce que xam nañ fi feebar bi toll kon delta bi nii instant bi dafa bari ci réew mi te comme dañu ñooy génn te buñ yeggee mën nañ ko wàll keneen moo tax dañuy fagar fu ñu toll di takk suñuy masque def ay raxas suñu loxo pour bañ a yóbbu benn feebar fi ñu dëkk. situation du jour yi dañuy wax lu bari que ni Dakar moo ëpp ay cas que yeneen région yi moo tax buñ fi jógee rek dañoo war di fagaru bu baax a baax a baax. ndaw si yaay atam tolloog juróom-benn fukki at mag dikkal ko ak ñàkk wër dajaloo bi ci biir bus bi nekkul lu ko gënal waaye mi ngi def tent lay kàttanam li mu tuut ci doomu jàngoro bi. maa ngi koy respecté ndax mag laa te wéruma ku may dem laal sama sel takk sama masque fu ma mën a jëm nag waaw moo tax ñu takk sunu masque yi xam nga tàng na waaye amuñu pexe nga takk sa masque laal sa sel jànkoonteeg droit yi nu wax daal ci mag. li mu teg tolloog juróom-ñaari téeméer yu toftal fanweer ak ñett ci ay cas waaye terewul yi les voyageurs ñi ngi waajal dem tabaski li ni mel mën a gën a lawal feebar bi ci biir Sénégal. mu ngi noonu kon tabaski dëgg martina nit ñi war a génn fagaru mënta ñàkk fu mu ci mën di doon ci dem bi ak dikki bi rawatina. xabaar yu ba tey ak tabaski bu nu waxee tabaski nag la ci ëpp solo mooy xar mi nu war a lewetal keroog ca bis ba bu nu demee doon Mbuur xar am na waaye dafa cher la ñuy wax njëg dafa jéggi doyee ba lool 60 000 nga néew ba juróom benn fukki junni jëm kaw lu ñu mel moo tax teefonke yi du ñoom xont bi ak yar baak la koy aar moo bari du ca gàllu di wàllum koom ñu xuus Mbuur ànd fa correspondance Mountaga Kane. ci daral bu Mbuur bi njëgu xar yi dañuy cher ba jéggi dayo clients yi ñu ngi waxaale yu gudd te bëriwul lu ñuy jënd. dañuy waxaale wala waxaale moom. waaw yaa mooy 300 000. waaw mais mën na ko jënd 290. 200 bëri na bay 10 bëri na wàññil ma. miin naa fi trop damay jënd di jaay yenn saa damay jënd am ni may jëndal mais fi nga xar yi moom fi toll ay catégorie la 125 150 130 ba 70 80 am na fi 50 moom day doy waar mais 80 90 moom di nga am. gis nañu xar yi cher na bon prix bi c'est pas abordable cher na trop jafe na bon pour le moment ñu ngi jéem a négocier 300 200 150 max 80 c'est le dernier prix bon c'est cher na trop pour le moment. yaakaar res na si ayu bés bii di ñëw njëgu xar yi dina wàññeeku bu baax. xam naa semaine bi moo des mais bu ñëwee yàlla mën naa def mu yomb incha allah yombut fi ne moom man fay naa léegi benn xar 150 000 ay mois.
bu ñu sukkandikoo ci kilifay daral bi jaaykatu xar yi jógee ci àll bi ak ci réew yi wër Sénégal li tax ñi xaar mu gën a jege mooy dañuy moytoo dépenser lu bari ci xontu jur bi nga xamante ni dafa cher lool. tolluwaay bi mooy nu ngi waaj rek nu ngi xaar xar yi nag tax ñëwaguñu bu baax mooy xont bi dañuy daw dañoo yey ndax xont dafa jafe léegi ñax bariwul ngooñ bariwul repas bi cher na waaw loolu moo tax xar yi ñëwaguñu waaye xar yi yaakaar na doy ndax ministre bi loolu la wax moom def na analyse mbooloo ne ku tëdd ci bi la moo xam ay matt te xar yu baax moo am ren. situation bi leen nag dafa mel ni généwul trop li nga xamante ni ñooy Sénégal yi ndax ñoom dañu tàmm saa su ne rek ñi xaar ca cappaandaw la pour mën a yëngu. mun tagaakan foofa ca Mbuur am na fa ñu bari di ay doomi réew mi ña nekk bitim réew amoon yéeneem dellu ci seen njaboot ànd ak ñoom feet bi waaye ñenn ci ñoom ña nga amul njaaxle ña nga tagga tembe ca frontière u Maroc ba lu ko indi mooy dañu bëggoon a ñëw Sénégal waaye nañu leen amul leen këyit leen mën a génn ci réew moomee wala ngeen jéggi ko jàll loolu lépp nekk ci ñoom naqaru xool tax seen kàddu jib ci kilifa réewum Sénégal ci ak wàllum kenn ci ñoom di ko duppee Mayoro Thiane jokkoon na ci ak mi ngi ma xam Njaay. Avant la fin du mois dañu demoon ci consulat bi pour bindu foofu noonu soi-disant pour ñoom ñu wax ñi comment ça va se passer pour ñu bëgg ñibbi Sénégal après nag ñoom dañu defoon benn audio boo xam ne nii audio bi mu ngi circulé ñoom ñoo waxoon ne frontière bi dina tijji le 15 ou le 14 du 14 au 15 mais loolu noonu amul d'ailleurs c'est pourquoi ils ont induit c'est ça le problème en fait ils ont induit les gens en erreur nit ñaa ngi fii nii dajaloo yaa ngi dégg te police marocaine bi poste de police bi brigade bi disons ñoom nee nañ amuñ autorisation ci bàyyi nit ñi ñu jàll léegi après ñun am na ñoo xam ne ni jot nañ fi def une semaine yaa ngi dégg am na ñoo xam ne sax jotuñu accès Guerguerat actuellement on est à Guerguerat disons 80 kilomètres de la frontière léegi bi ñu demee ci côté brigade bi ne fii nii lañ gis commandant bi daan nañu yéen war a def pression au niveau des autorités étatiques yaa ngi dégg pour ñu xam nga suñu autorités yi jox ñu autorisation pour ñu mën leen a bay ngeen jàll mais le problème en est que ambassade bi moom boo fa wootee tu arrives à joindre personne des fois nga woote fa sax juste pour des renseignements ñoom dañ lay gëdd comme si tu n'as pas le droit d'appeler là-bas consulat aussi loolu déjà ñoom seen communiqué rek ñoom on dirait que ñoom ils n'ont aucune information de ce qui se passe ici parce que sànq bi ñu waatee benn waay boo xam ne nii représentant la je pense à Marrakech ñoom dañ ne ñu déjà communiqué boobu noonu rek c'était fautif de leur part parce que waruñu woon a def communiqué ne le 14 la alors que ñoom amuñu woon information que ne le 14 ou le 15 la frontière serait ouverte. Mayoro Thiane kenn ci doomu réewum Sénégal yi tagga tembe ci réewum Maroc bëggoon nañu Sénégal ngir fekkeem fii ci Sénégal ak njaboot gi ci seen wàllum feet boobu leen mu mbirum tabaski daañu jéem a def kéem kàttan jokkoo kilifa yu consul wala ambassade bu Maroc ci Sénégal ngir leexal ci wàllu guddi mel leneen ci xibaar mi ngi soxal Sénégal xam ngeen ko feet yi bu jubsee mbalit dana bàyyi lool ci mbedd yi bu jàllee jamono boobee ñu wax ni sax ñi nga xam si ñoo di concessionnaires yi ak la ca aju ñu ngi ci bankum loxo état amel leen juróomi milliards francs CFA yu yàgg daw ay at baag léegi dégg ngeen leen ci xibaar yi ñu génn ca na mu gën a yaatu waaye lu ko mooy jàppale ni mbiru mbalit moom daanaka dafay yokk di law ca bu ñu defoon ndànk li fekk atum 2040 lépp lu Sénégal am ci mbalit daañu am ñaar teem ba kon dana gën a bari ci biir réew mi bu fekkee matukaay jëriñu ko ca nattukaay la boo xam ne ni seen xam-xam màcc ci wàllu mbalit ak lu koy mën a roñ di koy yóbbu mu ñoo ko xalaat lu di mel ajana gëstu moo taxit Pape Ibrahima Ndiaye def ci gëstu bu xool ñu ànd ak moom teewlu ko. Ndakaaru nag jamono ji dafa soppi li nga xam ne mooy xar kanam ñuy jaay xar fees fi loolu di doxal seeni activité jëm ci tabaski 2021 bi li nag wuuteeg loolu plastique maanaam mbuus daanaka at yëpp nga ko fii seen mu mën a indil jafe-jafe ñi nga xam ne ñooy mala yi. rey na sama xar bon xam naa mbuus lu mu ci parce que mbuus moom bu duggee ci biir jur bu ko lekkee day laxasu ak butit bi. boo ko defee nag day rey butit bi nga ne sama xar jox naa ko lii lekkul fekk na kii bee rey butit bi parce que day laxasoo quoi loolu mooy jafe-jafe yu bari parce que bu ko xasee lekk rek yaram bu mu war a am dootu ko mën a am quoi. ci biir école bi ñu dutee inter-état des sciences et de médecine vétérinaire mala yi nga ni seen ñoom nag dañ ciy jaarale di ci jàngal ñi nga xam ne ñooy ndongo yi mu mel ni plastique sonalu leen waaye léegi-léegi nag nga ko fiy seen.
léeg-léeg da ngay gis rek benn xar boo xam ni dafay jeex di caar léegi yow doo xam la léegi nag ñun buñ ñu ko indilee dañuy làmbatu dañuy làmbee ba daj mbàq bi ñu gis am na loo xam ni bokkul méngoowul ak li fa war a nekk bu ñu demee ba daj loolu mën nañ ko daj ak suñuy loxo bu dee vétérinaire boo xam ni moom am na expérience bu bëri léeg-léeg sax am na ay appareils yoo xam ni boo ko ci tegee rek dalay won ni am na lu fi nekk. ci biir école bi nag bu weesoo cours yu ñu fi joxe vétérinaire spécialisé yi dañuy def léegi-léegi ay intervention chirurgicale ngir fexe daal jële li nga xam ne mooy mbuus ci biiru mala yi. lenn rek lañu mën a def maanaam dañ koy opérer léeg-léeg bu ñu demee defal ko anesthésie ba pare ñu xotti mbàq bi génnee ko ci léeg-léeg dañuy génnee ba dinañ ci am léeg-léeg sax ay 2 kilos 3 kilos léeg-léeg dinañ ko peese sax ba mu dépassé des fois 4 kilos am na ñoo xam ne sax dinañ gis lu ëpp loolu xëy na peut-être waxtaan bi moo dul bëri rek mais bu doon vétérinaire bu nekk li nga génne wane nañ ko ñu siwal ko di nga léeg-léeg di nga si am ay mbetteel yu bëri day tax xar bi dina jeex du am doole bi mu war a am léeg-léeg sax day dem ba rey xar bi. ci janvier 2020 ba léegi Sénégal am na loi boo xam ne day xeex lépp lu jëm ci wàllum sachet plastique yi bañ koy doxal ba léegi nag ay jéego def nañ ko ci waaye taxul ba léegi ñu ngi seen li nga xam ne mooy mbuus ci suñu mbedd yi waa ministère de l'environnement et du développement durable bëgg gën a taral li nga xam ne mooy xeex bi waaye tamit xalaat bu baax jafe-jafe yi nga xam ne mbuus daf koy indil mala yi. dans la région de Louga bi ma fa demee ma rencontré woon le président de l'association régionale des éleveurs mu ne ma est-ce que xam nga ni nag wala xar wala béy boo gis mu dee téeméer boo jël fanweer yi daanaka li koy indi mooy mbuus yi nga xamante ne rabu àll yooyu dañ koy lekk. donc véritablement moo tax il faut que ñu gëstuwaat ko ci Sénégal yëpp ba xam incidence bi nga xamante ne produit plastique yooyu am nañ ko ci cheptel bi dinañu permettre ñu mën a gën a xayma jëye ji nga xamante ne mu ngi koy jur ci suñu élevage. waaye balaa ñu yegg ci li ni mel plastique di woy di yàq li nga xam ne mooy suñu environnement sonal nit ñi dem bay faat mala yi te boo seetee mala yi sax duñu dara ci mbir mi ndax plastique moom nit moo koy jëfandikoo. Pape Ibrahima Ndiaye jaajëf ci gëstu bu di mel lu ci mel kon mënta ñàkk te fonk koy gën a bàyyi xel ñuy yar mbuus yeeg li muy yàq ci biir mala yi. xabaar yi bu ci beneen mbir bis ni tey la woon ci dellusiwaat moom Ousmane Tanor Dieng mu nekkoon li premier secrétaire général bu parti socialiste boobaak léegi nag ñu koy fàttaliku tey jii jege ñaale dëkkandoo xarit ba ci bokkandoo ci wàllum politique ñoom ñëpp ñoo bokkandoo fàttaliku jëm ju leen nekkoon homme d'état bu kenn dut lam-laame ci biir Sénégal gii wàccam kaamil ca jumaamu Mermoz ñëwaat bëccëg bu ni mel ànd ci ak gëstu Abdourahmane Li ak Augustin Mandang. ay ñaan ngir way dawlu bi Ousmane Tanor Dieng génn àdduna niki fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2019 ñaari at ñaari wàcce kaamil ñaareel bi ñu ngi kaa defee fii ci jàkku Mermoz bi muy jàkk woo nga xamante ni fa la tàmmoon di julli juma di xamlewub imam bi ki fi nekkoon secrétaire général du parti socialiste daanaka ba léegi mi ngi des ci bopp yeeg xol yi ñi nga xamante ni ñoom la bokkaloon parti ak coalition muy ay mbokk kon yu ñëwoon fii tey ngir ñaanal ko suuf sedd ci kawam. lii moom mooy lu gën a néew luñ ko war a mën a defal parce que julli de man bu ma jullee waxtu ba ma jullee ñaanal ko bokk na ci loolu moom laa koy defal te amal ko parce que tey ñun ñii nga xam ne nekk ay jigéen nañu te nga xam ne dañu nekk ci biir parti bi daf ñu sagal daf ñu jox cër daf ñu yëgoon te comme léegi imam wax na ko dafa nekk ne jamais nga dégg benn socialiste mu war a mën a nekk ci yenn yi di ci dugg ak di ci def ñun de loolu moom saxal nañu ko te loolu dañ koy waaj di ko ci doxee man mi fa ma toog ca assemblée nationale lépp lu may mën a def damay toog li nga xam ne di teg sama kanam li ma Ousmane Tanor Dieng jàngal wax ma ko. muy ay valeur ci bëgg réewam ak yoo nga xamante ni nit ku nite dina ko sàlloo yoo nga xamante ni ki yor kàddu parti waa ngi koy fàttaliku ba tey. muy yar bi teggin bi mais rafet jikko bi melokaan bi orma bi ak dëggu gi mu nekkoon ak courage bi parce que quand même loolu yëpp dafa ko ràññee mais lu mu am courage lu mu nekk nit ku dëggu amoon na orma ak jom ak njomb ba nga xam ne kenn jàpp ci moom lu ñaaw xarma yàlla loolu lañu jàpp ci moom li ci des nag mooy li mu ñu bàyyee. kile di njiital 4e coordination bu commune Mermoz Sacré-Cœur moom mi ngi fàttaliku ko nga xamante ni ko mënta doon ak foo mënta jóge dalay may nopp bu baax ba noppi jox la ay tegtal balaa mu laa yeewi. te nit ki boo ñëwee rek wax ko mu ne la njeksil
bu la yegsee moom nu mu mën a toon ci waxtu boo fa toog dina toog ak yow wax ak yow déglu la moom dafa doon toog di la déglu ba nga pare mu dégla la te booy dugg ci mbirum jàmbur mu jóg ne la fii la waxtaan bi yem. muy ay mbir yu am solo yoo nga xamante ni daanaka doon na ab héritage ci gis-gisu ñile bokk ci parti socialiste muy héritage bu ñu war a lawal bu baax gannaaw bu ñu ko sàmmee. dañu war a am solidarité am union am discipline su ñu ko defee nekk benn ci la ñuy mën a def lépp lu Ousmane Tanor Dieng yéene woon maanaam dajalaat famille socialiste ba yaatal ko ci ñeneen ñi nga xam ne ni sax bokku ñoon ci parti bi waaye socialiste lañu wala ay homme de gauche lañu waaye itam ci la ñuy gën a mën a tax fii kuréel gu ñu bokk coalition bu ñu bokk ñu naw ñu ndax sama bopp mu la gënal du bañ naa la. Ousmane Tanor Dieng ay jegeñaaleem ñi nga xamante ni ñoom la bokkaloon parti ak ñëpp ñu ngi wéy di ko fàttaliku mu nekkoon lu toll ci 20 at ak ñett ci boppu parti bi di parti socialiste. ci fàttali ni Ousmane Tanor Dieng moom yi nekkoon na mi génn àdduna mu jiite woon au conseil bi nga xam si bii moom tey ji Aminata Mbengue Ndiaye moo ko daal di wutu waaye itam nekkoon na ko jege woon lool kii di président Macky Sall jiite woon parti socialiste nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar delluwaat di ko jaale mboolem mbokk yeeg am ni jàmm yi ci fàttali ko dugulee xabaar yi wéy ci beneen mbir école bi tëj na. xale yu ku ne ak na ngay wone sa mbuun maanaam sa mbégare mi nga am ci école bi tëj nga dem vacances ba ci xotti ay kaye ak def na ko sur noonu lu ni mel nag metti lool bàngaas bi ëmb parents d'élèves ak étudiants yi Sénégal kenn ci ñoom ñu ko duppee Cheikh Gueye jot na yotti kàddoom ñu dénk na ko suñu ko teex lu ñaaw la parce que xale kuy jàng defe naa ne da nga war a am benn réflexe bu dul réflexe bu mel ni à la limite lu inqualifiable parce que xale bi dafa war a am réflexe civique bëgg école am di toppatoo école blouse bi nga xam ne sa xaalis la jar école tëj nag ma xotti ko ban façon xalaat la façon boobu ñun UNAPES dañ ko ñaawlu ba fu ñaawlu yam éducation civique war nañ ko mën a delloo si waat pour que xale yi gën a conscient si bien commun dafa am solo patrimoine la bu nga xam ne dañ koy légué ñeneen génération yi di ñëw waaye léegi yow bu sa école tëjee da nga jàll classe supérieure nga yàq bàyyi mais xotti sa blouse mais normalement vacances yi da nga war a sax yore say kay de temps en temps nga xool ko d'autant plus que li ngay am ci vacances du bare c'est de l'inconscience sanction dafa war a am te sanction tant que amul xale yi du ñu dellu siwaat parents yi aussi du ñu jël responsabilité di gën a ñaax seen doom ci discipline sanction il faut mu am et à tous les niveaux muy parents yi muy ministère de l'éducation nationale responsabilité bi ñu ci am rek moom mooy encadrement bi ñuy commencer di fausser il faut que ñu delloo si discipline ak responsabilité ak patrimoine comme mooy lan yooyu yëpp ay jàngale yu ñu war a def mais il faut sanctionner. muy kenn ci bàngaas bi ëmb waajuru ndongook élèves ak étudiants yu Sénégal yi ñaawlum doxalin yenn ci ay élèves xotti kayeek table banc jaxaseem ak it xotti ay blouse loolu lépp nekk na lu mu ñaawlu ca ñàkk yar nee na moo ko sookee kon parents yi delluwaat gën a ñaax ndaw ñi ñu gën a am comportement ndax nag ndaw tey ñi ëllëg ñooy nekk magu réewum Sénégal gi leen xabaar yi wéy ci beneen mbir soxal ba tey mbirum njàng ña nga xuus jëm daanaka Mbàkke foofu jàpp leen ay professeur contractuel jëm ci gestion comptabilité ak informatique ñooy joytu nañu leen dugal ci fonction publique ndax ban dalee jàmbat ak koccal liggéey bi yàgg na waaye ba léegi daal joxuñu leen ko dëgg ca war ñu xuus Mbàkke ànd fa correspondance su Góoxa Ndak la fukki at ak ñaar ñuy doxal ci anam yu metti fukki at ak ñaar amuñu benn tàggatu jëm ci wàllum formation diplômante loolee la jàngalekatu gestion naka noonu comptabilité kiy nekk ci Mbàkke di ñaxtu ginnaaw ci seen janook taskatu xibaar yi ñuy bécc seen njàmbat jëm ci seen plan de carrière. ñun lii nga xamante ne moom la ñuy ñaxtu jàpp naa ne 12 ans ngi nii ñu ko ñaxtu parce que ay professeur comptabilité ak gestion ak professeur informatique yoo xamante ne la dañ nañu du ngeen def formation diplômante tant que amu leen master alors que nit ki yaakaar naa ne doo ko recruter ba pare na du am plan de carrière parce que 12 ans ngi nii ñuy daw ci seen gannaaw di leen wax dañoo bëgg formation diplômante parce que kuy liggéey ku nekk bëgg nga nekk fonctionnaire léegi nag ñu privé ñu
ci formation diplômante bi 12 ans ngi nii ñu toog nekkuñu ay fonctionnaires jàpp naa ne sax boo xoolee léegi du ñu mën a nekk ay fonctionnaires ay décisionnaires la ñuy nekk parce que on a plus que 35 ans te boo xasee weesu 35 ans mënatoo nekk fonctionnaire décisionnaire nga nekk. Anta Gueye ak i ñoñam sàkku ci jëwriñ ji ñu dénk wàllum formation professionnelle mu xoolaat doxalinam. même si nous constituons une minorité tamit mbaam lu mu gàtt ci njur mi la. ñu war a xam ne même bu dente ne professeur comptabilité ak gestion ak professeur informatique yi bëriwuñ te naam bëri nañ parce que centre de formation boo dem ci Sénégal bu nekk di nga fa fekk au minimum 2 formateurs en comptabilité et gestion ak 2 formateurs en informatique donc même bu dente ne tamit bëriwuñ te bëri nañ sax noonu laa ko mën a waxee war nañoo mën a gëstu gannaaw. ci noonee ñoom jàngalekatu gestion yi ne seen xemmemteef du lenn lu dul dugg ci fonction publique. ñun boo xoolee li nga xamante ne moom la ñuy jàngale muy comptabilité ak gestion ak entrepreneuriat mën naa ne mooy digg bu formation professionnelle parce que insertion bii ñuy wax ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoo jàngale entrepreneuriat ñun ñoo ci nekk parce que xale bi ñoo koy accompagner à la recherche d'idées accompagner ko à l'élaboration de plan d'affaires business plan yi ba ñu mën a dem defi auto emploi def seen liggéey boobu kon jàpp nañ ne kenn mënta wax formation professionnelle ak insertion des jeunes te boolewuñu ci moo tax nag comme ni ñu ko waxee sànq ñu bëgg monsieur le ministre Dame Diop nga ñëw nag jàppale sa ay agent parce que sa ay agent ñi ngi sentir ne dañ leen a léser sa ay agent ñi ngi sentir ne dañ leen a fàtte alors que nag ci système bi la ñu bokk. ñu janoog taskatu xibaar yi jàngalekat yi seen xel màcc ci wàllum gestion naka noonu comptabilité tàllal loxo jëwriñ ji ñu dénk wàllum formation professionnelle mu yey yàbbi ci situation yi ñuy dund. jaajëf Gora Ndak Lo ak Thierno Faye ci daanaka Mbàkke ak lu ko wër gën a tam ci ànd beek ñun ci seen télévision ITV li moo la fla ci xibaaru maraxim 19h45 xabaar ci français ak Adama Anouchka Bam lu ko mooy jox leen rendez-vous incha allah jukkib xabaar yi 0h la yoon ci ak suñu borom na fi teet jàngee jëf balay boobu aussi ñu annoncé leen ni dañu ànd ak DJ Boubacar Diallo DJ Boubou ci tabaski gi ak la diaspora sénégalaise daañu dem Japon ak Portugal incha allah ànd ko yéen jàngee jëf